ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaaj ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci benn doomu aadama boo xamante ne nii à chaque fois bu amee problème ci biir réew ay problème yu sensible sax dañ koy corrompre pour que mu doon li ñuy woowee avocat du diable xam ngeen ko mooy maître El Hadji Diouf mosuñu nag bëgg a def vidéo ci moom malgré yenn demandes yi nga xamante ni ñu ngi ko doon jot mais comme niñ koy waxee rek seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel te ñu mel ni maître El Hadji Diouf mën nañu taal réew ci seen capacité manipuler nit ñi ci seen mën-mën ci wax loo xamante ni du dëgg gëmuñu ko mais dina jéem a convaincre sénégalais yi pour jaxase seen xel yi maanaam ay danger lañ ci li nga xamante ni mooy société bi. maître El Hadji Diouf mooy nit koo xamante ni mun na jàkkaarloog sénégalais wax li muy wax te li muy wax yëpp dara gëmu ko li leen intéressé mooy xaalis kese. tey bu ñu demee ba image yu avocat jaratul dara ci mim réew ñu mel ni maître El Hadji Diouf ci lañ bokk. avant ñuy gën a xuus ci moom di leen détaillé personnalité nit kii da leen di bàyyi ngeen suivre yenn déclaration yi nga xamante ni def na ko yoo xamante ni nii fii da doon défendre ab mbir ñu teg ci ab diir mu wëlbatiku jaay dignitéem ndax lan alalu àdduna. ëllëgu élection yi ak Macky Sall lan lay doon da ngeen di joxante ji loxo wala da ngay jàpp li nga jàpp ne yow daal sa yoon ngay bopp jëmal 2019. ma ne lu may joxante moom loxo man ma fal ko ba pare wan ko ginnaaw. waaw mais non def sama liste bopp xam nga lan demee élection moom lu ne xëy na ci. 2012 ñu def ñu dawal 5 ans ma defaat ma jëmbaat dawal bu ca bébé ba. waaw nii laa ko defoon 2012. waaw defaat ko 2017. ku ndëgën récemment boo gisee ñu daw man dama ba ma nekkee ca Ablaye Wade. yaa ngi Macky gaxaala gasi. non Macky on a des relations am nañu sama xarit la. depuis sa xarit la déglu ma sama xarit la woon. maa leen toggal ataaya jàpp naa loolu. voilà fekk na waaw mi léegi nekk sama xarit léegi. parce que sa xarit lay doon. non gëmatuma ko dama ko weddi Macky mu ngi nii weddi naa la ndax tu m'as déçu tu as trahi ton peuple Macky lu la daal léegi nag wax Macky yow balaa muy naaj ñi la wër di la wax di la defloo ñu la sànq te ji wéet nga trop waxoon naa la paa yi la wër nga jëlee teg ci kaw fàtte askan bi fàtte jeunesse bi fàtte Sénégal ngeen def seen stratégie rek lu ngeen naxee nit ñi ànd ak ay mag yoo xam ne xëy na xel lañu am mais nit ñi aussi defuñu. déglu ngeen ko ci vidéo bii mu yàq lu mel ni xeme Macky Sall dem na sax ba ne moom gedd na ko ndax anam gi nga xamante ni moom la yore réew mi. kàddu yi mi ngi ko teniroon avant présidentielle 2019 yi mais après biñ ko corrompre lii moo nekk réaction. waaye Macky Sall du seen borom nag ndax daf leen raw lu bëri ndax juróom-ñaari at yi li mu fi def président yi fi nekk yëpp kenn defe ko fi Sénégal commencé na nuru comme réew Europe loolu mooy émergence da nga ñëw gis yoo xam ne amul ci réew yu ndóol yi loolu mooy émergence ci plan la boo xam ne dafay dem ba 2035 kon war nañ ko mën a bàyyi mu yeggali keneen ñëw yeggali ndax ñu mën a xam développement dund ko bala ñuy dee yàlla na yéex suñu doom yi dund ci naataange te Macky xam na fi muy jaar ndax boo nekkee directeur général nekk ministre d'état premier ministre président assemblée nationale après nga jël réew mi defe naa ne dara umpale ci réew mi kooku am na fu mu jaar am na yoon am na légitimité ute naag njoogaan yooyu jóg ndax tàng xol ndax dàq nañu seen place ñu ne dañu lay réew mi pour fayee ko loolu yëpp dof la amuñ jaar-jaar du seen morom kon ni moo gisee mooy Macky dóor na karawaas bi romb leen. lii preuve la buy wane ni maître El Hadji Diouf lépp lu génn ci gémmiñam bi du loo xamante ni moom gëm na ko dafay wax di def selon moom ay intérêt am fi mu féete loolu kese mooy démarche am. jamono di dox affaire 94 milliards yi juddu maître El Hadji Diouf comme que mooy avocat bi nga xamante ni moo gën a fës ci média yi parce que yenn ci journalistes yi moom la ñuy wër parce que mooy créer li nga xamante ni moom la ñuy wooyee buzz. léegi nag kaw Mamour Diallo yi biñ ko xamee ak Tahirou Sarr ak seen équipe boobu noonu ñu engagé ko pour lan mu jouer leen ab sale boulot maanaam jouer leen benn genre cinéma rek ci buddu sénégalais yi pour wane ni ñoom defuñu dara. mais dañuy nag constitué partie civile ndax daf ñu diffamé dafa yàq deru fu am baay
am ndey am jabar am ay doom am ay militant. te li yéeme ci liggéeyu El Hadj Diouf ci kaawu 94 milliards yi mooy en tant que avocat demul porter plainte comme ni mu ko war a defee liggéeyam ni mu ko mayee. dañuy porter plainte déggoo ma de Mamour Diallo dina porter plainte Ousmane Sonko. yaakaar nañ ni bu fekkee ni da ngay défendre nit ki ñu koy accuser ab sàcc rawatina nag ab xaalis bu tàkku parce que 94 milliards du xaalis bu ndaw mën na réaliser ay projets yu bëri ci biir réew mi léegi bu cas yooyu amee. yaakaar na ni li war a njëkk ci taxawaayu avocat mooy nga dem porter plainte pour sa client seetal li nga xamante ni mooy deram mais kaawu Ousmane Sonko bi ak Mamour Diallo maître El Hadj Diouf li coow li di bëree bëri demul porter plainte en tant que avocat. da doon nekk assemblée commission d'enquête bi jeexal liggéeyam commission d'enquête bi déglu na ñëpp muy waa trésor waa impôt lébu yi képp koy xam ne war nga ci xam dara. ak ci ministre des finances trésorier bi war a génn xaalis bi ñu ne ko xaalis bi de war nañ koo fay lébu yi waaye pareeguñu. li ñu wax daal mooy dañuy xaar assemblée nationale seen commission boobu ñu créé def seen enquête alors que commission boobu noonu du commission bu valable du commission boo xamante ni am na njëriñ ab équipe bu ñu monté la rek créé pour def divertissement. parce que enquête parlementaire boobu noonu amul benn impact bu ñu bëggee mu leer nañu ibbi procès. ñi nga xam ne tudd na lañ ci ak ki nga xam ne moo def accusation muy Ousmane Sonko nañ leen convoqué ku ci nekk wax mbir yi ni mu demee yaakaar nañu loolu mooy solution bi mais ñoom dañoo lànk ne ñoom du ñu porter plainte foofu rek nit ñi waroon nañ ci yeewu. lenn daal la ñu xam ne maître El Hadj Diouf mi ngi koy def depuis bi cas bi jibee ba léegi mooy di saaga di def ay accusation jëmale ko ci ki nga xam ne moo sulli mboodu dossier boobu noonu muy Ousmane Sonko alors que yow am nga possibilité porter plainte mais loolu lépp defu ko. lenn rek mooy liggéeyam maanaam liggéeyu avocat am li tax ñoom Mamour Diallo jël ko mooy saaga yàq der. il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais ñëpp di ko xool rek daal ñëpp ñàkk fayda di ko xool rek ba kañ di ko ñëf ci kaso bi. qu'est-ce que ça veut dire ça kii ku mu yàpp Sénégal yëpp lay fooyee du ñu ay doomam nag du ñu malitam du ñu bala buy fubal fu mu toll. xalaatuma ci moom lu dul njublang la boo xam ni yaa ma koy tudd ke wax tuddoo ma ñi nga xam ne ñoo gën a jub. koo xam ne sa lépp njublang la 94 milliards yi fii nii pour ñëpp tiit ak a pataax moom ay wax yu pataax lay def wax yu pataax yu ngadd ti du vent soob nar kàcc moo tax président ne leen démb Saint-Louis ne leen réew kenn du ko jël ci ay wax lu dul dëgg ak ay réseaux sociaux fay ay fukki goos ñu nekk ci réseaux sociaux yi ci la ñuy yendu ci la ñuy añ ñu nga envoyé image yi boo taxawee benn xaj sax ci mbedd bi wala benn gëléem ñu ne diw ngi ni tey diw moom intéressé wul Sénégalais yi ndax xale bu yare di ko la boo xam ne tey di saaga nit ñi di xas nit ñi di sos di wax ay milliards yu sàcc ci dara amu ci yàpp presse bi yàpp leen njàqal leen fayda kenn ci ñoom ko ne waaw 94 milliards yi ngay wax ñun journaliste ak ñëwoon preuve. yéen a ko déggandoo lii ay kàddoom la mais maître El Hadj Diouf avant que ñoom Mamour Diallo di ko engagé di ko recruter lii moo nekkoon ay kàddoom jëmale ci Ousmane Sonko ak yenn ci opposants yi. ku gëm valeur ku gëm dignité ku gëm ngor ku am deret bi daw sa yaram war nga mën a ànd def groupe ànd ak Thierno Alassane ànd ak Idrissa ànd ak Abdou Mbaye ànd ak Ousmane Sonko ànd ak ñeneen ndax ñooñu ñoo ànd tey jii di bañ ci réew mi loolu nag mbiri yàlla la ndax doole man dëgg mais dëgg mooy mujj. fii mu ne képp ku am valeur am dignité te deretu góor di daw sa yaram da nga war a soutenir Ousmane Sonko ak yeneen politiciens yi nekk ci opposition bi ci mel ni Thierno Alassane Sall Idrissa Seck Abdoul Mbaye parce que jàpp na ni ñooñu ñooy ñenn ci biir réew mi ñi nga xamante ni ñooy xeex ngir askan wi kaddu yi mi ngi ko teniroon avant ñu koy corrompre moom di ko ger mais gannaaw bu mu jotee xaalis ci nit ñi nga xamante ni tey ñoom lay défendre lii moo nekk réaction. il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais ñëpp di ko xool rek daal ñëpp ñàkk fayda di ko xool rek ba kañ di ko ñëf ci kaso bi. qu'est-ce que ça veut dire ça kii ku mu yàpp Sénégal yëpp lay fooyee du ñu ay doomam nag du ñu malitam du ñu bala buy fubal fu mu toll. donc dégg ngeen ko ay waxee tam te loolu tàmbaleewu ko ci nguuru Macky Sall El Hadj Diouf jikkoom ji du lu bees ci moom tàmbali woon na ko depuis nguuru Abdoulaye Wade. ñu bëggoon a noot jaay ñu doole teg ñu bu mu ñaam ndax Abdoulaye Wade demoon na ba xamatul lu ko të ndax buur nguur day dof loo nit dama koo fal Macky Sall ndax Sénégal ñoo doyloon ci Abdoulaye Wade képp ku defoon lu dul noonu yow noonu Sénégal nga
ndax góor gu màgget gii xamatul lu ko të ndax booba xel mi dem na bopp bi réer na ko ndax bu mu demee fal Macky Sall ndax bu mu njaam gi Abdoulaye Wade ma ko indiwaat doole ji mi doon jaay ak police am di rey nit ñi ak ay soldaaram ak place de l'Obélisque ay Mamadou Diop yàlla ko yàlla yërëm amiin yooyu am fi jour boobu contrôle Macky Sall deuxième tour bëggoo Sénégal. lii ay kàddoom la moom maître El Hadji Diouf ci Abdoulaye Wade mais bañ ci tegee ay at lii moo nekk ay kàddoom jëmale ci ki fi nekkoon njiitum réew maanaam Abdoulaye Wade mooy ki fi gën ci président yi nga xamante ni ñoo fi mës a jaar fii ci Sénégal. du moroomu Macky du moroomu Abdou Diouf du moroomu Macky Sall Abdoulaye Wade du ci moroomu kenn de Senghor à Macky Sall il demeure le plus grand président de tous les temps au Sénégal bu nëpp vision kooku bu ñu ko amoon xale comme âge Macky Sall tey Macron bu ñu fekk Sénégal dépassé la France kooku mooy président kooku non c'est-à-dire boo xoolee paa bi bu la man ministre am laa woon boo wax la li mu bëgg Sénégal mais da ngay xool ay ambition mooy romb France mais yàgg naa wax ne France Italie Allemagne amet ay jinne wàcc ñu defar leen ay malaaka defaru leen ay nit ay maire ay président ay premier ministre ñoo taxaw ne France Italie Espagne il faut mu développer def ay plan liggéey seen dëkk ba ñu bëgg faa dem parce que doom yi di dee ci géej gi pour fekk leen benn jinne wàccul defar Espagne benn malaaka wàccul defar Italie mais ay nit ñoo liggéey Italie liggéey Allemagne liggéey France liggéey États-Unis liggéey Canada. moom daal dafa amoon ambition. Wade ñooñu la mel tam nañ ko fi ndëmb lu ne wax nañ ko waaye ñoom ñëpp di seen morom. donc kàddu yi yëpp ñun ñoo ko déggandoo vidéo bi nag dañ ko def pour ne maître El Hadji Diouf mu arrêté parce que lii yëpp dara jaru ko alalu àdduna jarul li muy def nii. parce que respect honneur ak dignité moo ëpp alal il faut que nit ñi xam que nit ñu mel nii ay danger lañ ci li nga xamante ni mooy ab réew. parce que tey mën nañ ñuul suba ñu jaune gannaaw suba ñu rouge gannaawaati suba ñu weex nit ñu mel ni ñoo mën a taal ab réew parce que seen intérêt kese moo leen intéressé seen yoon newul ci askan wi seen yoon newul ci problème yi nga xamante ni mi ngi ci biir réew mi ni ñu amee alal rek baax na te nag amuñu kersa ñu ci mel ni El Hadji Diouf amuñu rusukaay ci li nga xamante ni ñi ngi koy def ci jëfin gu ñaaw El Hadji Diouf mooy def li muy def ba pare taxawaat jàkkaarloo ak sénégalais yi mel ni du moom amul dara lu muy rus mais lii lépp nag ñun duñu bett lu tax duñu bett parce que El Hadji Diouf li ñu mel def na ko ak Hissène Habré lu ko raw sax la def parce que ki ne woon njiitum réewu Tchad daf ko engagé woon doon ko fay xaalis bu bari pour que mu défendre ko ci procès bi nga xamante ni réewam engagé na ko woon contre moom lu ëpp fukki at ak ñeent maître El Hadji Diouf doon ànd ak Hissène Habré pour défendre ko mais lan la El Hadji Diouf def en décembre 2014 Macky Sall complot ak Idriss Déby pour que El Hadji Diouf bàyyi Hissène Habré parce que El Hadji Diouf képp ku muy défendre rek da ngay fës ci média yi tey nekk di wax tey attirer attention nit ñi parce que ñu bari dañ koy déglu ak làmmiñam léegi nag ñu complot pour que moom mu wor Hissène Habré kenn xamul nag ñaata lañ ko corrompre ci alal Idriss Déby rencontré ko ci pet pour la première fois ci hôtel King Fahd Palace loolu mi ngi xewoon Dakar après mu déplacé wu dem Tchad pour rencontrer ñi nga xamante ni ñooy xeex Hissène Habré alors que jamono jooju noonu li xewoon loolee lépp Hissène Habré xamu ci woon dara El Hadji Diouf violé li nga xamante ni mooy règle yi tënk métier bii di avocat loolu lépp lu ko waral alalu àdduna donc maître El Hadji Diouf nit la koo xamante ni nii xaalis daf ko jaral lu ne donc nit ñu mel noonu dafa baax ñuy wax ci ñoom pour que sénégalais yi xam lan la ñu capable ci boppam wax nañ ko sànq ñu mel ni moom mën nañ tasum réew donc mënuñu leen bàyyi nii rek ci biir société bi ñuy manipuler sénégalais yi di wax loo xamante ni amul juste que parce que dañ leen compal duñu bàyyi mu woy donc vidéo bi tey loolu woon jagleeloon ko maître El Hadji Diouf ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf